jërëjëf kon nag ñu ñëw ak Grand Tekhe ci nawoon fawoon Grand Tekhe ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ñu dugg xos ci waxtaan bi. asalaamaaleykum El Hadj maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu auditeurs yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla defal ñu jàmm incha allah. bisimilah. voilà bisimilah laaj bi ñu njëkk a laaj mooy li ñëpp di laaj ndax dañoo war a bàyyi état mu def li mu war a def ci jamono joo xam ne nii mu ngi leen wax ne génn nañ presque 1000 milliards pour juste mbas mi ci jamono jooju ñu gis ne y' a pas mal y' a beaucoup de manquants ba ci diaspora bi am ñoo xam ne gis nañ ne dañoo war a def nañ ko yàgg defee di dimbale waa Sénégal comme niñ ko xamee diaspora bi musul bàyyi loxoom ci li nga xam ne nii mooy suñu réew mais bu dee état dafa ne woon lii guerre la ba génne xaalis bu takku pour xeex mbas mi ñu gis ne ba léegi y a des manquants am ñu nekk ci diaspora bi def GoFundMe jàpp ne nit ñi war nañ cee mën a jàpp bëggoon nañ ci am sa xalaat. jërëjëf Alaaji li ñuy tàmbalee mooy di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla nga xam ne moo ñu sàkk sàmmal ñu boppam. te jubal ñu waaye gën a jubal ñi nga xam ne ñoom lañu dénk ci àddina. pour ñu gunge ñu wan ñu yoon bi ñi dénk mooy suñu kilifa yi kilifa diine yi ak kilifa àddina yi. bu kilifa diine yi defee li ñu war a def kilifa àddina yi def li ñu war a def nit ñi seen dund mën na yéwén wante ak ñi ñu ko war a wax boo koy seet kilifa àddina yi dafa mel ne dañoo yóbbaale suñu kilifa yenn yi ci diine ci seen nekkin ak seen jëfin am nga nag dëgg neexul dafa am lu nga xam ni su amee ci réew ñi nga xam ne ñoom ñoo war a foo wax dëgg teg baaraam fi ñu ko war a teg jubbanti nit ñi ñooñu bu ñu manquélee li ñu war a def suñu boroom dafay seetaan. Je pense que suñu kilifa aada yi mbas mi ci àddina bi yépp dafa wone li nga xam ne moom la nit ñi di xaar ci seen état te nit ñi boo ko seetloo ci àddina bi yépp nag laay wax à quelques exceptions près état yooyu dañoo nasax nërmeeru moo tax li xew ba ñu shut down àddina bi yépp pendant des mois ñi nga xam ne ñoom la ci suñu boroom def ñu am doole ñoom ñoo fiti mais ñun ñi ñu gën a yaakaar muy France seet leen fi mu jaar li ko dal ak li ko arrivé soo koy comparer ak suñu réew dafay mel na copie collé boo xam ni kii dafa am rek moo tax mu xaw a tane ci moom te amul dara wante yàlla dimbale na ko ba li mu jot a amu ko suñu néew mu korkorol ko dafa am lu nga xam ni xëy na man mënuma cee wax lu bëree bëri mais mën naa wax ni nañu sant yàlla ñun ci suñu réew ba pare sant yàlla ci Afrique parce que hécatombe bi nga xam ni moom lañ ñu prédire loolu maanaam tuskare bi nga xam ni moom lañ ñu prédire loolu su dul woon mbiru suñu borom wax dëgg fa yàlla tous les éléments étaient en place pour loolu am léegi nag bu fekkente ni da nga dugg fenn fu lëndëm seetluwoo ban yoon ngay jaar parce que am na toujours boo nekkee fu lëndëm benn faisceau boo xam ni mën na la may ni fii boo fi jaaree lumière nga fa nga ni doo fa jaar quoi en fait finalement loolu moo arrivé ak suñu état yi surtout les états africains et particulièrement suñu réew responsabilité état ci jamono bu mu mënti doon muy santé muy économie muy lu mu mënti muy social et tout
état bi dafa organisé wu noonu la organisé wu am na lenn lu ci nekk loo nga xam ni moom la xàll am ñu mu ko jox jàpp ni am nañu xam-xam bi ak mën-mën bi pour bu mbir amee ñu toppatoo askan bi looloo indi les différents ministères yi ñu organisé dans notre pays alors responsabilité état ñun ñëpp gis nañ ni ils ont fait une déclaration def ay pétition de principe jël suñu alal wax ni dañu ko ciy def nekk di wax naan defuñu li ñu waroon def sax loolu damay jàpp ni bëri wax la rek mais ñëpp teg nañ seen bët ci li xew ils n'ont pas répondu à l'appel bi nga xam ni ñoom la ñu lancé ils nous ont trahi d'une certaine manière voilà léegi nag responsabilité individuelle yéen moom ngeen doon waxtaane sànq ba léegi quoi en tout cas li ma jote fekk ci waxtaan yi parce que ay depuis 3 heures mooy le quart maa ngi déglu quoi responsabilité individuelle dafa toujours lëkkaloo ak responsabilité globale u état bi moom laay wax ni suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñooñu féete ci wàllu diine ñoom rek mënoon nañ di régler les questions balaa citoyens yi di ci wax parce que ñoom ñooy kilifa ñëpp nag xaw ma ban maqaama la président de la république di am te bu demee Touba wala mu dem Tivaouane wala Ndiassane wala Layène wala feneen du fa wane humilité ak nekk du fa wane humilité quel que soit par ailleurs majestuosité wu office bi mu yore xam nga kon am na benn ascendant bu nga xam ni ñoom am nañu ko ci ñuy jiite ñoom nag ñoo war di wax bu ñu waree wax ñoom ñoo war di wane yoon bu ñu ko waree def ñi nekk ci këru diine yi ñoom ñoo nekk ci université yi parce que ay taalibe lañu te dañoo jàng ñoo nekk ci hôpitaux yi parce que ñoom ay taalibe lañu te ay professeur lañu ñoom ñoo nekk dans la diplomatie ñoom ñoo nekk partout boo ko seetloo ñoom ñoo nekk partout donc ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk partout seeni njaboot nekk partout ñoom am nañu moyen comprendre lan mooy addina bi fan la ñu war a jaar ak naka la ñu war a def mais malheureusement pour nous loolu amul ba léegi quoi il y a un dysfonctionnement total entre les autorités et un dysfonctionnement total ci autorités yi nga xam ni finalement ñoom ñooy suñu clé de voûte. On dit ça du président de la République. C'est pas vrai. D'une certaine manière et d'un point étatique et régalien. Bon, oui, mais donc dans l'organisation de notre société, man de sama clé de voûte, c'est Mbaye Sy Babacar. Wallahi lazim. Nu mu ma wax loolu foofu laa teg suma tànk. Parce que moom laa maanaam li mu ma wax loolu laa gëm. Gëwuma kii ñëw di tappale ci sama kanam naan ma nangam ak sàngam te gënumaa xam li muy wax. D'accord. te saa yu gën yëkkatee kàddoom wax ma xam li cay dëgg ak la cay tappale la cay naxe xam naa ko loolu ñun defuñu ko ak suñu kilifa diine parce que ñoom bu ñuy wax yàlla la ñuy wax ak yonent bi te wax yàlla nag moom mënta dañ du dëgg léegi nag il faudrait que les gens soient un peu sérieux mooy que lu ñu ŋàññi état bi lu ñu leen ŋàññi wallahi dafa am ci lu nga xam ni ci yow la dépendre quoi parce que ñi nekk seen kër individuellement mais bu ndekki jotee du Macky Sall mooy ñëw jox la nga ndekki di nga débrouiller ba ndekki loolu dama koy wax noonu jox leen image boobu pour wan la responsabilité intrinsèque de chaque individu la responsabilité intrinsèque bu nit ku nekk boo gisee lu la neexul nag ci ñi nga xam ne ñoom nga dénk da ngay taxawaayu am fulaak fayda dindi loolu mooy jamono bu ñu nekk dafa am ñu leen di tànne mais jamono boobu ñu ngi ci waxtaani wuñu ko kenn waxu fi dégguma fi ñu wax ni pare leen dem leen ngeen bind ubbi nañu ko maanaam loolu yëpp alaaji dafa lié waaw loolu yëpp dafa lié c'est un tout ça veut tout dire ça veut tout dire donc man diaspora bi li ñuy mënti def nañu ko def seen mbir la
xam nga nag ñun ñëpp ñoo fi nekk. dëgg la di daan suñu doole di jàppale suñuy njaboot. diaspora mosul gëmm ci dara. dëgg la bu ñu bëggee bu fekkente ni noonu moom mooy tax ñu changé maanaam bu kër gi lakkee rek ñu ne nañu dem wuti ndox fay. te seetuñu ni kër gi ay maanaam ñax la ak tàppaate ki yooyu te dafay gaaw a lakk nañu ko tabax. nañu ko tabax. di dee diaspora bi noonu la bëgg di fonctionner acca. bien dit. dañ ci nekk 104 dimanche dara du fa. dinañ ci ñëw léegi ak message yu sëñ Mbaye Mansour dina nekk lu am solo grand même rek ma dem fayet bil del sotti yow incha allah. ndax Afrique. seen gàllankoor dafa bari. Afrique. ba léegi. seen indépendance des na. seen indépendance économique. indépendance politique. yooyu yëpp amuñu ko. te ñaar yi buñ ko amul amuñu dara. dañu bootu trop ci gannaaw tubaab yi. ànd mën na am. ànd sax mën na ne. waaye dëkk ci bootu. mënul ne. dëkk ci bootu. mënul ne. waaye ànd nag. fokk yàlla noonu la bindee. noonu la yàlla bindee àddina. fokk kenn ku ne. tàllal sa moroom sa loxo. ngeen ànd. di dimbalante. su ko defee nag. Afrique. li leen Europe téyel. seen capacité. ñoom africain yi. ëpp na. ñi leen ko téyel ci Europe. boo duggee Europe. li fa nekk ci diaspora. ay africain. amee ay responsabilité. buñ ko matul woon. tubaab yi duñ leen ko jox. kon. xam-xam a ngi fi. capacité ngi fi. expérience a ngi fi. xel a ngi fi. pexe ngi fi. voilà c'est pexe ngi fi. kilifa gi fonkoon naa ko waaye gën naa ko fonk ndax wane na ne c'est un panafricain ci loolu lay dox mais dafa wax bu am solo boo xam ne nii maa ngi ñaan yàlla suñu nguur yi bàyyi ci xel du ñàkk ñu ngi déglu maanaam dafa ne mënuñu continuer di bootu maanaam xam nga comme ni ma ko yàgg waxee balaa nga ci ñëw wax ci sa xalaat mooy que ne diaspora bi wax nañ ko ba tey ñun ñoo tax suñu nguur yi comme li ñuy waxee aide bi nga xam ne nii diaspora bi mu ngi koy dugal moo ëpp fopp aide bi jógee ci comme Banque mondiale et les autres mais il n'est pas temps gisaguñu joxante loxo maanaam joxante cër entre l'état de Senghor à présent ak diaspora sénégalaise bi un peu partout ñu mën a toog di waxtaan ci loo xam ne luy jëmale Sénégal ak Afrique ci kanam grand texe. wax nga dëgg jërëjëf wante sëñ bi moom dafuñu maanaam appel la def fi mu nekk nii soo bëggee dégg dëgg quoi dénoncé wax ni mënuñoo continuer di bootu yiw rek moo tax mu wax bootu yiw moo tax mu wax bootu distinction bi mu def ci situation bi nga xam ni moom la Europe nekkee ñun ñu nekkee ko ak condition yi nga xam ni moom la évoqué ci ni loolu mooy defar réew daf ci boole sas waa diaspora bi sas leen ci ni leen wax ni boo ñëwee ci fi ñu nekk nii ci diaspora bi ñu nekk nii fépp foofi dem fekk fa doomu Sénégal ci fa mu gën a kawe ci yorin mu nekk fa mu boole ci wax ni bu doon ñooñu xamuñu ko mënuñu ko duñu leen fa deg waxul ak ñi nekk biir Sénégal de waa diaspora la dimension wu discours bi mënuma laa wax fan la ak wallahi du li mu doon sama wasila nag moo tax ma koy wax mais dimension discours dama bëgg Sénégalais yi déglu ko bu baax a baax parce que nag li ma doon wax sànq responsabilité
loolu la ñu indil tegal ñu ko ci kàllaama bi nga xam ni moom foofu la war a waxee te noonu la war a waxe bootu bi na dakk am nañu pexe yi pour régler question économique question politique question sociale diaspora bi nag li ma conclure sànq ci premier segment bi loolu laa leen di wax quoi bu fekkente ni dañoo bëgg a dëkk ci nii fa ñu dëkkee ay tàppaat laak ñax te dafay lakk saa su nekk te saa yu lakkee war nañoo dem fay ko bu dee noonu la ñu bëgg a continuer dinañ ci sax dinañ fi nekk 100 ans 4 dimanche dara du dem mbir boo koy faj da nga koy faj ca reen ñi nga xam ne ñoom ñoo yore di doxal te li ñu war a doxale ba ñu amee maanaam ba ñu waxee indépendance ba léegi te sëñ bi nee nañu wax dëgg fa yàlla loolu moom mooy loolu mënuñoo dem fenn te ñu am expérience bi ñu am ci biti ki naka la ñu war a doxe naka la ñu war a doxale ak ñan ñoo war a doxal diaspora bi koo fi jël ci kenn même bu fekkente ni da nga jàpp ni moom jàngul maanaam jàngul yi tubaab loolu laa bëgg a wax moom kooku kenn kooku kese tel yéen ñi nekk New York xam ngeen li may wax mun leen ko weddi ña fa def la ñu fa def ba génération bu bees bi agsi ñooñu fa ñëwoon noonu dans les années 80 ña ca dem école bëriwut te xool leen la ñu fa réalisé kenn ku nekk ci ñoom am na expérience bu nga xam ni suñu ko dégloo rek mu teg ñu ci yoon wu ñu war a jaar ba defar réew mi waxuma laak nag ñi nga xam ni yàlla dimbale leneen ñu ubbeeku ci wàllu njàngum tubaab du dëgg donc kon le discours est d'une puissance extraordinaire avec ay dimension yu nga xam ni mën ngeen ci def waxtaan fi léegi weer te du jeex suñu kilifa yi nag ñun dañoo tàmm bu ñu waxee rek ñu ni ëskay ku nekk faxasu daal di wala nu mu tëddati yëkkati sa grand bu daal di wengal sa mbaxane dem sa yoon donc yooyu la ñu war a bàyyi mais est-ce que jàpp ne loolu mooy suñu problème grand Texé est-ce que loolu mooy suñu problème bu ñu déggee benn discours dégg que ne est-ce que après macha allah kii après jeex na quoi delluwaat ci les mêmes choses mooy li may wax rek suñu kilifa yi ñi ngi wax suñu Muntaxa barki démb dégg ngeen ko dama ni boo nekkee fenn nag bokk fa ñu lay waxal te saa ñu la waxalee li ngay def rek mooy fi tasu ni est-ce que ñi jaadu seen sàmba sembe daal di jaar ci yoon yi est-ce que amul morom d'accord mais moom dafa la wax pour nga jëriñu daf la wax pour nga jël action daf la wax pour nga xàll yoon bi daf la teg ci yoon bi ni la fii la après yow nga wax est-ce que rek dem sa yoon amul benn conséquence amul benn action amul dara looy def voilà le problème fondamental léegi nag mën nañu suñu abdiquer ci suñu ay responsabilités jiiñ ko ku ñu neex parce que ñun nag loolu la ñuy def bu ñu la sosalulee rek jiiñ la dara bu ñu la jiiñulee dara rek sosal la te duñu xool suñu bopp ba pare lan la ñu war a def ci situation bi lan la ñu war a def ci mbir mi naka la ñu war a taxawe aider le peuple sénégalais ñi nekk ci diaspora bi baax na mais je dis il faut transformer notre société et amul benn transformation sociale bu nga xam ne dina am te du action politique moo ko teg action politique na c'est une action individuelle d'abord balaa muy doon une action collective bu citoyen bu nekk xamee loolu rek jàpp naa ni balaa mu yàgg dinañ bu ñuy tànn dinañ am tànnin bi war te dinañ xam bu ñu tànnee te defuñu li ñu war a def naka la ñuy taxawe loolu mooy suñu problème tous les pays africains loolu mooy seen problème et je pense que wax ji war na mën a bañ a bëri je pense que loolu ñëpp xam nañ ko léegi ko wax dëgg yàlla d'accord grand ñu baal ma rek ma defaat beleen aaja après del soit ak yow incha allah mbokk ngeen taaxirlu rek Votre famille compte sur vous et vous faites toujours tout ce que vous pouvez pour elle. Vous avez travaillé pendant la pandémie et maintenant, de l'aide est disponible.
Le Fonds pour les travailleurs exclus de l'État de New York fournit des paiements aux travailleurs qui n'ont pas eu droit à l'assurance chômage et autres prestations en raison de leur statut d'immigrant. Ceux qui étaient laissés pour compte peuvent désormais recevoir jusqu'à 15 600 $. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le Fonds pour les travailleurs exclus, rendez-vous sur dol.ny.gov/EWF. C'est gratuit, alors méfiez-vous de quiconque vous demandant des frais pour compléter votre dossier. Pour obtenir de l'aide pour votre candidature, appelez African Service Committee au 212 222 38 82. 212 222 38 82. African Service Committee peut vous aider gratuitement dans plusieurs langues. Voilà, boobu léegi mbokk yi yéen a ngi may oo ci wàllu mbiru African Services bien sûr ci loolu nga xam ne ni mbokk yi nga xam ne jotuñu woon am kayit c'est ndimbal gi yegsi na donc ñu bëri oo nañ ma di leen wax ne African Service du lundi au vendredi lay liggéey funds yi tamit first come first serve la boo leen xaaree ba ñëpp dem ba pare ngeen doog fa dem bu funds yi jeexee dañ leen ne funds yi jeex na donc képp ku ko dégg wax ko sa morom parce que munoo am lu ëpp li nga war a jot donc bu dee yaa ngi ko dégg tam wax ko sa morom mu dem jëli ko lii pour ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci dëkk bi lañ c'est amuñu kayit ndax dëkk bi dañoo fair dañu am maanaam bu suñu réew yu mel noonu wax dëgg yàlla mu gën a tane parce que tamit xam nañ ak donc mbokk sama yaa ngi ci dëkk bi amoo kayit yaa ngi doon dégg ne am na ñoo xam ne nii jotoon nañ seen unemployment parce que ñoom am nañ kayit ñi nga xam ne am nañ business jot nañ li ñu war a jot ak ni ñu ko war a jotee léegi seen moment la yéen ñi nga xam ne amu leen kayit si yéen ci dëkk bi di yeewu fi ci New York oo leen African Services wax leen ne extension 6 bu la neexee pour dem directement wala ngeen dem fa en direct au passage ñuy nuyu tonton Daouda ñu jàppale leen ngeen am jusqu'à 15 600 $. loolu xëy na fu bëri bu dee am nga sa ID New York ID NYC c'est automatique bu dee tamit mun nga prouver ne yaa ngi woon New York ñu jàppale la ci xaalis la boo xam ne ni bu ñu leen ko joxul jox ko yeneen communauté donc dem leen ngeen jël ko grand taxe nga baal ma rek ma demaat yeneen aajo ñëwaat ak yow incha allah. donc ñu ñëwaat di wax ne rek dinañ ñëw bu ñu changé dinañ grignoté waat yeneen 20 minutes ak grand taxe bu dee am ngeen question yoo leen bëgg a laaj ci 212 219 9695 mun ngeen woo grand taxe question bi yaa ngi ko doon wax sànq na dégg nit ñi dem bindu ji mais dañoo gis ne dégg nañ président Ousmane Sonko muy wax ne mu ngi jéem a xool parce que xam nañ ne comme ça a toujours été le cas état yow benn parti ñoo taxaw ci kanamam da koy écraser dem mais bu ñu nekkee mbooloo foog naa ne normalement opposition bi bu ñu waroon boole seen doole nekk benn mais xam nañ ne loolu tamit du nekk lu yomb mais ñoom daal ñu ngi fexe am le maximum de partis yoo xam ne dañuy bokk pour mën a dem ci élection locale yi mais ñu gis ne bëri na jafe-jafe yoo xam ne nii jàppi gars yi opposition bi ñu ngi koy yooxu di wax ne que ne yombaluñ leen ko bëggoon nañ ci am sa xalaat. waaw dama xamul lan moo tax ñu bëgg a wax opposition rek quoi du affaire opposition c'est une question de citoyen et de citoyenneté du maanaam c'est-à-dire que li ñuy jël di ko teg souvent dans ci parti d'opposition yi loolu la ñu war a bàyyi finalement état dafa am responsabilité citoyen bi am responsabilité boobu ba léegi maa ngi koy wax dem bindu ci liste électorale yi gis nañu ay maire yu ànd ak nguur gi yu nga xam ni dañuy même empêcher les délégués de quartier nga xam ni ñoom tamit ci ay auxiliaire u état bi lañu dafa am këyit bu ñu war a joxe pour que citoyen bi mën a dem am certificat de résidence am certificat de domicile mais chef de quartier rek moo ko mën a joxe quand ces gens-là empêchent aux citoyens ñu bénéficier wu ci seen droit après ñu bëgg a wax parti d'opposition yi loolu la ñu war a bàyyi citoyens yi ci seen bopp ñoom ñoo war a bu fekkente ni am na mbir mu nga xam ne dañu leen ko teg te du yoon ñu fajal ko seen bopp ñi dëkk ci ab koñ ñi dëkk ci ab quartier mënuñoo dem kër chef de quartier ba pour mu jox leen loolu nga xam ni moom mooy tudd certificat de domicile ñu war a dem ci mairie ba pour am seen résidence pour war a dem police pour mën a dem bindu ci ñu xañ leen ko après ñu bëgg a wax parti d'opposition du parti d'opposition parce que ñi nga xam ne ñoo nekk dans les partis d'opposition
xëy na am na liggéey bu ñu war a def te liggéey boobu wax naa ko semaine dernière parti dañuy organiser seeni militants dañ leen di encadrer dañ leen di defal éducation dañ leen di wax naka la ñu war a def bu jamono bu nekk xewee lan la ñu war a taxawee mais état moo am responsabilité régler ces questions-là parce que il est inconcevable te am na maire yi nga xam ne bëgguma tudd seen tur mais ñooñu dañoo dajale chef de quartier yi ñi nga xam ni ànduñoo ak ñoom ñu ne leen bu leen jox kayit gi loolu presse bi rapporté na ko te gisaguma ñu génn weddi ko ñoom c'est des questions comme ça et là c'est des questions yi nga xam ni man je pense que man de bu ma nekkoon foofu dëkk ci ab quartier dem ci kër chef de quartier bi wala ñu may indi ay fii police moo may jëlee foofu wala boog dinaa dajale ñi dëkk ci koñ bi ñëpp nekk ay ndaw ñu dem foofu noonu ci kër chef de quartier bi te dinañ am li ñu bëgg bu ñu paree ñu ànd dem ca mairie ba te dinañ am li ñu bëgg loolu c'est yoonu le droit de vote est un droit individuel sacré kenn ku ci nekk yaa koy sàmmal sa bopp xam nga léegi yaa ngi doon wax fii léegi di def publicité di wax ñii dañoo faire du fairness c'est la position des citoyens moo indi dans l'état de New York activistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di saytu yelleef ak doomu aadama yi taxaw ni état bi nag ñii day dañu doon liggéey xëy na seen statut moo leen mayul ñu nekk ñu mën a jot ci ndimbal yi ñu war a jot léegi jot nañu jot ci ndimbal yi parce que alal jaa ngi fi ci lañ bokk loolu moo xew donc il faudrait que ñu bàyyi xel ci ni li ñu joxoñ baaraam état nañu bàyyi suñu bopp ci ñun ñoo war a defal suñu bopp li ñu bëgg soo bëggee dem ami carte d'identité yow yaa war a topp yoon yi nga xam ni boo ko toppee di nga ci àgg boo demee gis ko nga xam ni dafa nekk ci position de pouvoir mu bëgg la gàllankoor taxawaay fullaak fayda ba sa yelleef boobu ñu jox la ko et donc je pense que parti politique yi mën nañ leen a wax am nañ ci rôle mais citoyen bu nekk yaa le rôle premier yow yaa ko war a jouer quoi donc je pense que loolu laa mën a wax ci loolu et c'est comme je disais tantôt rek c'est du ma tay di ko wax mooy que na nit ñi jël seen responsabilité parce que tamit état ci benn moment ñoom dañuy def lu ñu mën a def pour mën a toog au pouvoir état yi fi jaaragum yëpp maintenant comme les grands comme les grands texe wax et c'est ce qui est malheureux jeunesse bii ngay wax nii ñoom ñi ngi préféré dem géej wala dem enjoy def leneen c'est bu dee ñoom parce que jàpp nañ ne boo ko defee rek ci politique wala yaa ngi alors que étant citoyen mooy li nga wax dafa am loo xam ne nii boo amee benn âge bi da nga war a dem jóg doxi ko bu jotee pour nga voter nga dem voter même bu dee sax bokkoo ci benn parti donc je pense que loolu mooy problème bi dem plage moo leen bu fekkee dem plage moo leen gënal mais nañu toog foofu di nga ci gis koo xam ni bu amee 18 ans boobu amuy 40 ans du mës a dégg kaay jël sa salaire mais du ko mës a dégg mais mooy loolu moo ne fa kenn tegu ko moo ko teg mais loolu xew bu ngoonee du ñëpp nag ñu dem toog ci taatu garab bi naan te et tout ça donte ñu ngi koy jéem a changer mais c'est pour juste dëggal li ngay wax noonu que ne il est temps ñu jóg jël seen responsabilité et puis voilà grand ñu changer heure bi bu ñu ñëwee continuer ak benn 20 minutes mbokk yi ngeen tax ñu changer heure bi del soit ageen dina nekk lu am solo kon ba tey ñu ñëwaat ak Grand Tékhé beneen laaj bi ñu la bëgg a laaj mooy gis nañ ne donte wax dëgg yàlla defar nañ ay autoroute ñu wax ko sa dund infrastructure yi ñoo ngi avancé au Sénégal donte comme ni ñu doon yàgg wax du lu ñuy lekk mais nag y a le besoin mais remarque bi ñu def ba léegi mooy que ne mënuñu xaw ma indiscipline lañ ko mën a tuddee wala lan la mais les accidents ça continue et ça continue de tuer. Voilà. ay accident yàlla nañ ci yàlla musal accident moom boo gis imprudence la te imprudence yi ñëpp la tegu je pense que protection bi nga xam ne war nañ ko protéger autoroute yi war nañ ko def parce que gis naa autoroute bi sama mbokku sàmmkat yi
jur yi di traversé yooyu tamit xam nga yu ñu war a bàyyi xel la du mënuñu wax état route parce que autoroute bu bees xam naa oto yi moom ak chauffeur yi war nañoo seet seen i mbir quoi donc imprudence la rek code de la route moom dafa am lu ñu tuddee universal code of vehicle code boobu ñëpp ko bokk ci àddina foo dem di dawal oto boo ko respecté jàpp naa ni yàlla mën na laa muccal et donc suñu réew génnul ci code boobu noonu génn ci quoi universal code of vehicle moom mooy liy réguler trafic ci àddina bi yëpp c'est fait de signes c'est fait de signes yu nga xam ni yi da lay avertir yi daf lay préveniral yi daf lay imposer nga respecté ko donc loolu la yoonu nguur newu ci c'est une question des usagers nguur gi li mu mën rek mooy def régulation ñi nga xam ni ñoom ñooy contrôler la route les gendarmes en particulier ak les policiers gën a def seen liggéey excès de vitesse yi ak vraiment faire que les gens respectent le code de la route finalement loolu la quoi xam nga foofu ngeen nekk New York googu nga nekk nag moom benn tournée boo tournée rek sax mën na laa indil jéye wala mu indil la musiba boo xam ni xëy na du la jaral nga koy def d'accord ndax sa alal du ko fekke te leneen mën na la cee fekk yi tamit dëgg la pense que tamit loolu la il faudrait que ñu bàyyi xel ci loolu rek quoi te bon éducation routière moom waruñu dakk di ko def voilà ñu jël auditeur bi ci ligne bi ci 212 219 9695 bisimilah mbokk mi asalaamaaleykum salut l'Afrique bisimilah waaw grand Texe ñoo ngi lay ziar di la dalal di kontaan fi nga commencé sa waxtaan El Hadj daal di dugal message bi nga xam ne moom la Serigne Babacar Sy Mbaye daal di waxtaan ak ñun dafa wane li nga xam ne par exemple mooy li nga xam ne yow yaa ngi ko doon wax daal léegi ci biir loolu yëpp def grand ñun xam nañ ni bëggoo politique mais bu fekkee ne par exemple moom sëñ bi moom sa wasiila la te lancé nañu message te nga yow nga répété ko ni dafa lancé message ak dafa rafetal waxam wax li mu war a wax mais pour la mooy jaay Dakar kon ñun ñoo ci des mais ndax yaakaaroo ne que ni nag fi mu nekk c'est le moment pour que yow ñu mel ni yow ak ñeneen ñu nekk ci dëkk bi aussi ak ñu nekk Europe ak fu ñu mënti nekk aussi léegi ñu jéngu nag xam ni c'est le moment fi mu nekk pour ñu réagir def li ñu war a def ñi nga xam ni ñoo ñu doon jiite te temps colonisation ba léegi nii te seen indépendance suñu sëriñ wax amaguñ ko ba léegi amaguñ ko. léegi ñooñu ki nga xam ni moo ci nekk mujjee nekk président actuel ñu fexe ba mu yem ci moom comme li may wax toujours rek lépp lu mu ñu teg rek ak def na ko def ko fekk aussi daf ko fay fekk. d'accord léegi boo xoolee par exemple ma posé benn question aussi mooy que ni ndax yéen ci seen jëmbi bopp ak man ak keneen ak yow moomu aussi bu fekkee bëggoo politique sax comme ni ma koy waxee rek boo nekkee président de l'Assemblée nationale tappale dootu fa amati fairness moo fay am léegi nag ñu jéem a recenser ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ak Amérique feneen ak feneen bootu ci nga xam ne man dama koy wax mu leer nañ ak accoutrement bi mu génnee muy Sonko ndax ay mu tëdd Cheikh Anta Diop ay ñoom Kwame Nkrumah ñeneen ak ñeneen jaar nañ fi waroon na mën a lijjanti Afrique ñuy xoole ba ñu rëcc ñu mbaa ñu rey leen mbaa ñu paagal mais grand nga baal ma doguma la de salut l'Afrique mais man am na auditeur bu nekk ci ligne mais man du ma leen dégg ngeen wax boo boole ci jigéen ñi pourquoi pas ankañ ku mel ne Aïda Mbodj il y a d'autres dames qui sont là ci la bokk ñooñu ci lañu bokk je comprends pas booy xool affaire bi élage comme ni nga ko waxee war nañ ko mën a élargir te ñooñu aussi Aïda Mbodj def na li mu war a def de njàng na ba jàng bi egg fa mu war a egg te mi ngi def li muy def mi ngi wax ak Sonko ak ñeneen pour former coalition boo xam ne ñoom dafa leen wóor dañoo pare pour def li ñuy def. d'accord kon nag boo gisee accoutrement bi Sonko def. ñu wax affaire diine ak loo xam ne par exemple ay nit yoo xam ne dañoo gëm yàlla gëm yonent bi. te pare wu ñu tappale moo tax defe naa sax Sonko fi mu nekk nii mu changé accoutrement. boo xoolee Seneweb bi gis nga ni mu solo. ba nit ñaa ngi ciy débat kooku aussi buñ ko épaulé ñun ñëpp ñu jàpp ci aussi tenter pour une fois ñu wóor nañu yëm nañ tenter sax ñu xam ne par exemple am nañ ñu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam am na ñaari auditeur yu nekk ci ligne bi mbokk yi. waaw mbokk mi laajal question bi ñu après bismillah. voilà sëñ bi na ngeen def ça va. sant yàlla.
léegi maa ngi sant vraiment texe ak xam-xamam bu set incha allah. léegi dama am benn question bu gàtt bu moo koy posé. allez-y. sama question mooy. lu waral Sonko maanaam semaine bi 13 partis. riir wuti ko. waaw. bàyyi parti fi nekk yëpp maanaam ci xalaatam. lu waral loolu. d'accord on a compris. waaw grand texe bindal parce que am na yeneen auditeurs yu nekk ci ligne bi mbokk mi bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku sama xarit. maa ngi leen di ziare. sëñ Amsatou Lam bismillah. di ziare texe. acca. nga ne lu tax boolewuñ ci jigéen. lu tax. boolewuñ ci jigéen. waaw. jigéen ñi de moom ku leen ci boolewut moom am na seen i baay ku weddi laajal André Kouma. d'accord. léegi texe man li ma koy laaj. engagement citoyen moom citoyen bu nekk. des na fa des na te moom mi ngi ci yàlla na ko sunu borom bi kàttan defal ko ci ndam. mais li ma ko bëgg a laaj dëgg droit civil ak devoir civil ak constitution bi. lu mu jox citoyen bi lu ëpp. droit de vote. ñàkk transparence ci droit de vote lu mu mën a conséquence lu mu mën a indi ci lu mu mën a indi cim réew man loolu laa koy laaj. d'accord grand texe yaa ngi jël note allo grand texe. yaa ngi jël note ak ma jëlaat keneen après bàyyi la nga dem. waaw maa ngi jël note. waaw mbokk mi bismillah. waaw waaleykum salaam. ma ñëwaat Baye Saliou Ba. mais dafa benn question moo laaj grand texe rek. allez-y. vu la situation actuelle économique politique wala lu mu ci mën di doon di pays. ak ñu gis diaspora bi taxawaayam ci réew mi comme ni ko ñëpp di waxee sans la diaspora l'État du servir à rien du tout pour le pays. Est-ce que ñu mu gis ni c'est pas le moment aussi que la diaspora essaie de s'organiser pour retourner au pays, essayer de prendre ses responsabilités en main parce que yaakaar naa ne waaye politique yi suñu leen bàyyi ak réew mi ils ne vont jamais se retrouver pour am benn candidature wala pour against Macky Sall te fekk defuñu regroupement boobu ils ne vont jamais convaincre Macky Sall quoi. donc laaj la est-ce que jarul diaspora bi jël ses responsabilités et qu'on essaie de nous organiser maintenant ñu bëgg politique ñu bañ politique ñëpp ñu essaie de retourner au pays jéem a xool naka la ñuy def pour prendre notre responsabilité en main, essayer de prendre le pays en main pour un moment bien défini pour 1 an 2 ans 3 ans essayer de réorganiser le système. D'accord. bi nga xam ne moo nekk réew ma ñu woo leen dans les élections libres et transparentes ku gagné élections yi ñu jël ko teg ko seen loxo mais avant loolu la fekk ñu teg ay base de données yu leer yoo xamante ne bu ku ñëw kuy organiser ci loolu ngay mën a teg boo fa mënta tegee abal ñu. d'accord dañuy fàttali loolu grand texe xam bu baax a baax muy assise yi moom boo ne assise yi rek ibi nga waxtaan grand texe bismillah. jërëjëf alaaji question yi am na solo. Commencer ci suñu rek salut l'Afrique di ko gërëm. Je pense que li muy wax am na solo l'engagement politique ne xam nga dafa laaj lu bëree yoo xam ni nit ku nekk yow yaay déterminé ndax jaadu na ci yow wala jaaduwul ci yow ndax gën na ci yow wala gënul ci yow parce que loolu moo ci ëpp important. bu fekkente ni jaadu na ci yow war nga ko def bu fekkee gën na ci yow war nga ko def mais bu fekkente ni gis nga ni leneen lay tamit waruloo ci dem parce que engagement dafa am ñaari yëf yu nga xam ni moom la tënk mooy que war nga dëgg gëm ni fii nga war a teg sa tànk te war ngaa dëgg gëm ni war ngaa dékku lépp lu nga xam ni ci yoon wi dina agsi ci sa kaw dëgg comme nag man dama bëgg bu soobee yàlla waa àll traité moom du ma manqué sama xadar du ma manqué samay farata ak yooyu wax dëgg fa yàlla moo tax xëy na am na ci lu nga xam ni nag jaralatuma ko nag wax dëgg yàlla parce que dans la vie également il faut faire des choix ba ma ca tolloo def naa ko te maa ngi koy continuer di def j'ai toujours fait en sorte que bi may nekk foofu di jéem a ñoŋal ay gone ay ndaw di leen jéem a teg ci yoon ak expérience bi ma yàlla dénk lu mu tuuti wante ma wax leen ci lenn bu leen ci kenn nax nag
gis nga li nekk ci diaspora bi moo nekk Sénégal les tares et les méfaits yi nga xam ni moom la dirigeant yi am ca biir réew ma j'ai le corps gros bu ma koy wax nii taar yooyu ak méfaits yooyu moo nekk dans la diaspora li tax ma wax leen ko lii la mooy depuis près de 20 ans discours bi nii sama rakk yi di tenir que jot na diaspora bi def nangam jot na diaspora bi taxawee nangam jot na xool leen les organisations de la diaspora yi nga xam ni taxaw nañu boobaak léegi te boo ko seetloo organisation yëpp ci fantasiro la ñu nekk xiiroo ŋaayoo xeexante tibbante ay tànk maanaam da ngay sax jaaxle ci lan moo tax nit ñi mënuñoo malgré contexte beneen bi ñu nekk malgré environnement beneen bi ñu nekk malgré expérience bi nga xam ne ñu ngi koy dund ñu mën a dégager ces tares de jalousie ces tares de méchanceté ces tares de calomnie etc. bi nga xam ni moom mooy gangréner la diaspora j'en sais pertinemment quelque chose parce que dafa am ay expérience yu nga xam ni dama fa jaar dama ko def sacrifié wu ci def ci ma gis ci yooyu ma gis leen ni ñu taxawee ma gis leen ni ñu mel te li may wax ni ña ko def ñu ngi may dégg de ak ñoo xam seen bopp je vous dis une chose c'est vrai que diaspora bi comme ni ko sëñ bi waxee bu dee expérience am nañu ko bu dee xam-xam am nañu ko bu dee capacité am nañu ko te bu fekkoonte ni dañoo maanaam nekkuñu woon ci benn système bu nga xam ni système bu transparent la bu leen mën a permettre ñu accéder ci station yooyu duñu ko mës a accéder loolu sëñ bi wax na leen ko ba ngeen dégg ko lu tax lu mel noonu ñun mënuñu ko am ci suñu réew mooy li ma leen wax les tares yi nga xam ni moom la suñu société am te sukkandiwuñu ko fenn fudul li may wax toujours rek naxante tappale iñaanante jëwante maanaam boo bëggee def lu baax sax ñu ni la doo ko fi def nga foog ni loolu ñun dañ cee mucc foofu ñu nekk ci diaspora bi fi ñu nekk nii ci diaspora bi muccuñu ci de muccuñu ci léegi nag loolu am na solution mooy ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo nekk foofu te yàlla def ñu war a def ñu bëgg lu mel noonu am ni ma waxee ni waa Sénégal noonu la ñu war a taxawee ñoom tamit noonu la ñu war a taxawee am na ay organisation de la diaspora yi nga xam ni judd nañu fi mais dañoo judd rek dee bëri nañu mënu fi nekk di ko lim te parce que samay rakk rek ñoo fa nekk te wax naa leen kenn ku ci nekk en privé dama leen di wax maanaam ni ma leen di waxee sax bu ma leen waxoon ni may def ak ñoom en privé da ngeen di wax ni non grand bi melul nii parce que kenn ku ci nekk boo defee ndëngte maa yëkkati sama téléphone moo wala yaa xam France nga nekk wala feneen nga nekk ci diaspora te ñoom ñëpp xam nañu ma nag du dëgg kon dama leen di bàyyi ngeen réfléchir ci loolu ngeen jàpp ni ngeen jàppe ni noonu la yombe du yombee noonu wante am na solution bi mooy lii pour moi désormais ñëpp ñu nga xam ni dañoo nekk ci diaspora bi ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal yore ay organisation politique waa diaspora bi war nañoo dem ñu xool ki leen ci doy ak fu leen ci doy ñu adhéré foofu te bu ñu fa adhéré expérience bi nga xam ni moom la leen yàlla di may moom la leen yàlla may boobu ñu fexe ba expérience boobu ñu cadre boobu nga xam ni am na ba pare ñu ñëw fa consolider ko bu dee am na lu ñu fa wala consolider wala ñu transformer ko bu dee am na lu nga xam ni war nañu ko transformer pour mu jouer efficacité bi mu war a efficacité dans le système politique sénégalais parce qu'il s'agit de ça c'est ça le système politique sénégalais moom la ñu war a transformer alaaji xaaral tuuti rek maa ngi kii donc ne vous faites pas d'illusions la diaspora
dans son entièreté et avec l'expérience que Dieu m'a donnée pendant près de 30 ans maintenant, diaspora bi ci bopp muccul ci les tares yi nga xam ni moo nekk dans notre société et en particulier dans notre société restée au pays, la société sénégalaise. Réfléchissez sur ça parce que loolu mooy le premier pas. Mais pour balaa ñuy àgg ci loolu, je recommande à tout cela yi nga xam ni bëgg nañu apporter seen changement. 300 partis politiques, 300 organisations, kenn ku ci nekk mën ngaa gis place bu nga xam ne war nga faa mën a indi sa contribution dans la construction nationale. li tax ma wax loolu lii la am na ku poser la question pourquoi plusieurs partis daw songi le Pastef de Ousmane Sonko pour seeyal sa seen bopp pour ñu nekk benn force bu gën a yaatu bu gën a mën a defar et dama leen di wax ni c'est pas n'importe qui ñoom ñoo fa dem ñi fa dem boo leen xoolee ñoom ñoo nekkoon di xeex ak Senghor di xeex ba ñu def ay avancées yu mag a mag le parti de Madiaye Mboup moom mooy benn parti bi nga xam ni moom moo seqoon AJ/PADS. Diallo Diop mooy l'héritier de Cheikh Anta Diop de façon intrinsèque, le RND. Yacine Fall ku xam borom këram xam moom ci boppam fu ñu jaar di nga xam ni donc des ténors yu nga xam ni ñii bàyyi lañu ci Ousmane Sonko. Diallo Diop mat na bàyyi Ousmane Sonko nu mu tuddati Madiaye Mboup mat na bàyyi Ousmane Sonko Yacine Fall ndeyu Ousmane Sonko la donc te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk intellectuel de grande dimension expérience politique bi la yàlla dénk kenn xamul nu mu toll fi nga jóge ci organisation politique maanaam ñoom ñoo defar le landerneau politique démocratique sénégalais ñooñu ñoo xool ba xool jàpp ni un leader est né, des jeunes leaders sont nés, une organisation prend une orientation bi nga xam ni ba ñu amee indépendance wala ba ñu ko amagul ba léegi loolu la ñuy xeex mais ñu jàpp ni seen organisation amatul solo li am solo mooy ñu atteindre les objectifs de la transformation sociale de notre pays. Ils se sont engagés, ils sont allés rejoindre une organisation existante. Loolu ñooñu def noonu ci biir Sénégal loolu le citoyen sénégalais bu nekk boo xam ne bëgg nga engagement politique war a def c'est ci organisation yo fa nekk nga tànn parce que ñoom ñëpp am nañu ay représentants dans la diaspora et Balla Moussa Fofana yéen ñëpp xam ngeen ko c'est un garçon qui est là au Canada qui a travaillé au Canada qui a fait ses études en France qui est un intellectuel d'envergure mais dem na Sénégal bokki ca Pastef parce que xam na ni finalement kenn ku ci nekk ci sa roq di def sa def mais fajul mbir mi lii faj mbir mi mooy nga engagé wu man nag wax dëgg fa yàlla yéen yi rafet na bëgg-bëgg yi rafet na et tout mais moi j'ai fait un choix de participer à la vie de mon pays à ma manière. Mon engagement, c'est un engagement citoyen. Nekkuma ministre, bëgguma nekk député, bëgguma nekk maire, bëgguma nekk dara. Li ma bëgg nekk mooy saa yu nga xamee ni jàpp naa ni lii la sama réew soxla wala nii laa war a taxawee pour que lii changer bu soobee yàlla loolu dinañ ma ci fekk. dañu bàyyi ma nag man ku ñàkk solo ci ma nekk ci suma course bi rek. bu soobee yàlla. gars yi duñ la musa bàyyi. bu yeboo nga wax lu la neex waaye bés bu ne dinañ la woo dañ laa soxla ci biir. malheureusement on est pris par le temps grand dama lay bàyyi rek nga joxe le dernier mot parce qu'on est pris par le temps malheureusement. xam naa ñu ngi lay xaar. ci le dernier mot Amsatou Lam laa koy jagale. xam nga droit ak devoir citoyen moom wax dëgg yàlla dañu koy jàngal suñu doom yi bu ñu leen indee ci suñuy loxo
loolu lañu leen di commencer di leen defal boole ci xam-xam yi nga xam ni moom la ñuy soxla pour mën a dem ci kanam ndongo daara yi tamit ñi ngi koy def du dëgg kon kenn ku ci nekk xam nga lan mooy sa droit kenn ku ci nekk xam nga lan mooy sa devoir wa illaa nga def ko wala nga ñàkk ko def léegi nag nañu bàyyi jiinante bi al joxoñante baaraam bi te ñu soppi suñu ay jikko yi nga xam ni moom la ñu war a soppi du Sénégal rek lañ ko war a soppee mi ngi ci biir diaspora bi dañu ko war a soppi parce que nee naa leen nous sommes le reflet de notre société ñun environnement bi ñu ñëw damaa defoon noonu dinañu changer mais changer wuñu de pour l'essentiel changer et donc loolu yi tamit nañu ko wax ci suñu biir nous sommes dans la diaspora il faut qu'on se dise certaines vérités il faut qu'on se dise certaines vérités tant que loolu defuñu ko tant que mënuñoo xool suñu bopp waxante suñu bopp dëgg ba pare dans notre diaspora là mais du sotti donc loolu mooy nekk sama waxtaanu tey yàlla jërëjëf mon grand ñu ngi lay jaajëfe bu baax a baax merci beaucoup kooku mooy grand Texe ngeen koy xaar ci bopp koñ tamit si ni mu ko defee day man ñaanal ko dañuy ñaanal kilifa yàgg fi sànq ak wér